may naa leen ñamu golo yi nee naa leen da leen seddal xol yi comme que madd amuñu madd te dégg naa temps yi Sénégal saison des madd la quoi xam nga ñun am nañ suñu affaire ñuy fajee suñu nostalgie quoi xam nga ma amee sama nostalgie ma dem màcc si affaire xam nga rek man gën si bagage rek màcc fàttaliku ay madd ak yéen a ma gën a xam ñoom seen am ci loolu nostalgie quoi siyaar naa la yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam asalaamaaleykum wa rahmatullah siyaar naa leen yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam te di leen jox seen wàccuwaay di naan dal leen jàmm dalandoo jàmm amadoo jàmm si barki Seydina Muhammad fas yéene tàmbalee waxtaan bi si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulillahi rabbil alamin comme nu ngi koy defee saa su nekk rek naan leen sama gaay excusez-moi le combat continue le ñaxtu général continue et le laajte universel est toujours d'actualité quoi waaye pareegu noo bàyyi quoi léegi nag moom comme nu ma koy waxee rek affaire yi moom daa mel ni footballu gumba quoi gars yi foog na ut benn borñu wala nu ut koo xam ne day def télépathie quoi di def ak science pathique wala xaw ma lan kuy mën a arbitrer mën a téye teg yi xam nga teg yi moom suñu amul ku ko mën a téye moom damaa ragal game bi jeex nu gan sa beneen équipe bi quoi jaay leen doole ne leen teg bi du dem xam nga duma leen nangu paas bi nangu tegi tey doy waar lool comme nu ma koy waxee rek quand je marche souvent dans le Facebook je me balade souvent dans le Facebook je fais ma petite ronde matinale wala ma ronde d'après-midi xam nga di def le petit dox jàmm le nuyoo les pages là allez voir les am di jàmm je me retrouve à voir certaines publications et certains waxtaan quoi mais damay romb yenn gars yi nu teg fa di fa wax yenn wax yoo xam ne damay toog damay déglu dama naa wow gars yi ñii ñooy mbaam yi on a notre problème et comme nous ma ko waxee pourquoi le Sénégal ne va pas s'arranger nous nageons dans un mensonge nous dormons dans un mensonge profond Baye Fall nous sommes dans un mensonge que nous-mêmes qui disons soi-disant aller se battre pour quelque chose que nous ne croyons même pas à la réalité nous sommes dans un mensonge en train de dormir damay wax yenn activistes yi ils vont se reconnaître nag ces activistes là vous allez vous reconnaître autant que vous êtes vous qui êtes dans les réseaux sociaux soi-disant que vous vous battez pour le pays que vous vous battez pour un changement mais que vous n'arrivez même pas à à mettre vos égos de côté. Vous n'arrivez pas à mettre vos égos de côté. Que vous voulez maintenant profiter sur ce combat pour essayer de montrer vos ailes ou essayer de montrer vos choses. Je vous dis, à un moment, c'est à nous taper sur le tympan. Billahi wallahi ta'ala, vous nous emmerdez. On s'en fout bel et bien de vos personnalités. C'est ni tollouaï. C'est une affaire yu ngeen di jéem a jaay yaa naa de ces activistes yuy ñoddi ay affaire de superstar wala ay affaire de ëpp personnalité wala ay affaire de ëpp view wala on ne sait pas c'est quoi qu'ils essayent de se montrer wala lan vous nous emmerdez soyez un peu cohérents sur ce que vous dites quoi da ngay dem ba da ngay sentir gars yi si seen biir combat du lay échec du lay jéem a opposé wu rek parce que bokkoo leen ay idée mais come on hein. Come on. Si vous n'arrivez pas à partager les mêmes idées, vous n'arrivez pas à partager les mêmes idées, vous ne devez pas partager les mêmes combats. C'est ça le truc.
Si vous n'arrivez pas à partager les mêmes idées, ne cherchez même pas à partager le même combat parce que vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Léegi nag sama gars yi dafa am affaire yoo xam na ni ko mooy loolu maa ngi siy romb di gis ay yenn activité naan di photo comme Baye Fall di for génne ay photo ce vaurien là nee naa la kooku di tudd turam chaque jour sax daf may ce vaurien là kooku noonu ñëpp xam nañ ko borom moustache boobu noonu sàcckatu 9 hectares yi nga siy dégg ay nit naa la parce que Pape Alé a dit Pape Alé mais nique Pape Alé nous on parle du Sénégal nit ñi di naan Pape Alé a dit Pape Alé waaw gisuñu waaye yéen ñun faal yéen da ngeen gis turu Macky Sall si sàcc yéen tamit da ngeen gis fu Macky Sall sàccee xaalisu dëkk bi hein est-ce que vous avez vu là où Macky Sall a volé l'argent du pays est-ce que vous avez vu fu Macky Sall sàccee contrat comme lu tax ñu koy dàq ji nee naa leen seeni wax yi dafa paradoxal day am heure bu ngeen koy bëgg a daganal am fu muy valable am foo xam ne foofu du fa valable quoi foofu vous voulez venir amener de la merde aux gens quoi ah non wan nu preuve Baye Fall su dee da ngeen di bëgg a dem dàq ji si sunuy 9 hectares yu dooma xaraam bi rawale mu wóor ñëpp lett c'est pas la première fois te suñ ko toppee génnee si yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen moom ak ay moroomam tout ce bordel qui passe doomaraam yi ñëw tey parce qu'ils cherchent, je ne sais pas, des protections derrière le mensonge, ou alors ils cherchent quelque part à se cacher, d'afficher des photos pour emmerder les gens, quoi. Ouais, oh, c'est un voleur. C'est un voleur. Maintenant, qui veut prouver la libération, qui veut prouver que ça ouais, est blanc, nous nous blanchir ni Macky. Parce que Macky tami giso len ko Moussa Tien. Macky balé giso len ko. Wax ge fi nek. Nous ko mbok no wax gi leer quoi. na wax gi leer bu leen fi nekk di emmerder nit ñi parce que Pape Alé toog na am na lu muy lijjanti di wax di lijjanti ay bagaasam duul fi duulam rek génn ñëpp wal leen see waay moom na nu génneel kay fu mu dem ba xool te gisu fa kër te kii kay te gisu fa tur na ko exposé na ko wane maanaam gisu fa tur na ko wane tur ñu fa nekk nu lijjanti ñooñu lu muy làq Pape Alé Niang c'est un menteur day fen dafa jotee nguur di xool fu muy làqatu léegi nag làqatul si ginnaaw citoyen yi moo gën a wóor ngay làqatu si ay ginnaaw taliban di gëmunu dara loolu laa bëgg pour mu clair gis naa fi nag ay genre activiste yoo xam ne ñoo ngi koy jéem a def parce que ils ont des comptes à rendre ak ñeneen ñi ñu nu jàkkaarloo ñu ñuy xeexal ils veulent maintenant essayer de créer une mentalité wala une affaire boo xam ne ni que yéenay wax lu mel nii man si biti man nekkuma si man bokkuma si wala affaire nii pour essayer de se créer la sympathie yooyu noonu doxu fi nit da ngay dëggu nit da ngay gëm sa bopp man lu ma gën a jëppi si nit mooy markatu taat quoi markatu taat bi jéem a ruisu si taatu nit ñi di jéem a expliquer nit da ngay gëm lu nga doon waaye mais come on what the fuck y a de ces gens yoo xam ne kenn comprendul lu ñuy lijjanti la kala Baye Fall yéen bàyyi vous voulez vous chercher une route pour faire échapper un voleur Baye Bass Abdou Khadre sàcc la nit ñi bëgg ko nit ñi bañ ko nangu ko c'est un voleur lu tax moom du wax yéen a koy waxal yéenay jël baakaaram yéen ñi ubbi seen làmmiñ di wax yéenay jël baakaaram Baye Fall ñëw di expliquer ay affaires yu kii waaye ten kooku duñ ko man faalewu ma benn nit buy jug di wax ay affaire am si ay affaire de ça non man lan laa faale c'est tout le peuple en même temps lu nit ñi waxandoo laa faale lu nit ñi di lijjati laa faale benn picc mënut a tufli fu taay téeméeru nit tufli ba muur ko c'est impossible yow benn picc kese nga bëgg wax teggi fi lu waay faal dama nga noppaleku nous sommes avec la majorité quoi les gens là lu nu bëgg a raconter qu'est-ce qu'ils veulent parler ou quoi là c'est leur problème léegi tamit maa ngi doon doxantu gis beneen élément am tamit kooku du ma tudd turam parce que nit ñi si YouTube laa ko gisee nit ñi ñoo jël vidéo daa di les légendes daa di teg daa di ñëw teg wax ay affaire kii ni nag def si sama tur mu wax mooy xawma lan ce islamo-politicien gayen la xawma nan jaañ ce islamo xaara may la ma pause tuuti Habib Diop nga ne man ma andil la ay preuve
man preuve yu ma lay andil ma lu la ñëpp andil moom leen teg si table bi boobu ba léegi di wax 100 ans 4 dimanche ngeen di yuuxu yéen léegi mbir gu nu wax si biir preuve gi moom si boppam ñemewul wax yéen a koy waxal da ngeen a mus a gis nit ku nu jàpp tribunal à part avocat am waa mbedd gi ñëw taxaw ne duñ koy waxal Sénégal da la am si yéen kooku andiwul avocat am andiwul ko yéen ñëpp yéen a transformé wu nekk ay avocat am di ko waxal comme ba kay yéen mii di dem ba taxaw di défendre nit koo xam ne ñëpp accusé nañ ko yéen wala andi preuve lu tax ngeen bëgg a toujours jouer au con sur les gens léegi nag comme que nee ngeen preuve amul bu nu saaga kenn si dëkk bi bu nu dàqee ji kenn si dëkk bi Macky Sall sàccul kenn gisu ko andi leen preuve Ablaye Wade bu ngeen di wax ak Karim Wade boobu ba léegi ñoo ngi wax ana preuve yi andi leen preuve waxa fi nekk dàq ji bu sa boobu ba léegi gars yi génneegu leen preuve su dossier génnee dossier dugg comme boog nag na ngeen cohérent quoi point barre kumba am ndey kumba ñàkk ndey bi mooy loolu léegi comme ni ma doon waxee ma romb si vidéo YouTube bi sa jaañ la xaw ma sa politicien xaw ma politicien sociologue la xaw ma il a fait sa vidéo il a parlé nit ñi légende def si sama tour loolu moom la concerne je vais attendre le jour que moom il ose poser ses couilles kon ma koy porter ses couilles arrêter le gaaruwaale nit ku baax du gaaruwaale surtout ma borom diine doo gaaruwaale sooy wax nga gëm lu ngay wax nga wóolu sa bopp nga xam ni ko lu ngay wax dëgg la soo koy wax da nga koy wax mu leer ku si mën a jëriñu ku si gis leneen gis si leneen man kooku noonu daan naa ko seetaan si départ man nee naa ne du ma nit ku complexe rëyu ma dama ko doon seetaan di déglu mais ba ma demee ba xam ne que il n'est pas cohérent parce que gëmul lu muy wax si laa noppaleku ndànk dem toog nekkuma fii di vilipender nekkuma fii di lijjanti nekkuma fii sax di xoolal occupé wu parce que ce gars moom si boppam il se perd dans son esprit il se perd dans sa tête waxu yàlla du lu ñuy négocier waxu yàlla du lu ñuy tourner waxu yàlla du lu ñuy nanana léegi nag moom keroog wax na ay affaire am teg nee na xaw ma lan il est fier xaw ma faut tenir faut garder nos cultures kii yow xanaa culture bii nga paree garder yow ba la fekkee noq la teggi say culture imposer la culture ba pare yow culture bii nga pare yow toog di garder yow rey sa bopp toog nii di wax donc yow da ngaa yéex a jug léegi nag tamit soo demee tamit ba nga téye culture boobu noonu nga ne da nga kaa téye te culture boobu am luy baayam muy islam si boppam mu am lu muy wax soo demee ba di ko wax waloo ragal amul laam-laame amul jàdd-jàddal amul rafetal amul ay affaire moo tax nag kooku sama tontoog moom balaa moo gën a neex jour bu muy wax ba tudd sama tur jour boobu noonu dinaa wax ba mu dégg musibaam loolu moom c'est clair et net dina dégg musibaam bis bu tuddee sama tur mais maanaam na gars yi ñooy bind di légende di teg mooy loolu quoi ku mu neex légende noo ko sentiré teg c'est comme légende xaw ma njaay nettali bu ma gis keroog mu naroon fay taal dëkk bi ba mu daan ne non su may wax si Tijaan yi dama naan gars yi comprendre nu fu muy waxee gars yi dugg waaw léegi Tijaan yee la dese waaw kay ni nangam dama leen xool damay ree rek damay rom dama naan voilà gars yi du ñu déglu sax lu thème bi wax wala nu déglu lu saa waay wax du naan tëll rek nu ne pour dem leen commencé wax seen innocence moo tax ma ne le Sénégal en ce moment est carrément waaye du ma ne endoctriné mais est pris en esclavage par leur propre connerie sunu connerie moo nu téye sunu mensonge bi moo nu téye dëkk bi du nga koo bëgg a defar mais dunoo bëgg a defar dëkk bi si ay fen dunoo bëgg a defar dëkk bi si ay tappale dunoo bëgg a defar dëkk bi si ay lan jël ay nit di leen gënale loolu du defar dëkk bi te ñun xoolal comme nu nga ko waxee du nga koo nangu fii kilifa bu fi woote te kilifa da nga koy wone sur le terrain nekkatul si ay wax ay saa maam loolu de moo fi njëkk a jeex saa maam jeex na fi su dee saa maamu ñëpp nen nu jox nu ñëpp suñuy postu maam suñuy maam am na lu nu njëriñ suñu baay am na lu nu liggéey si dëkk bi donc nañ dem doon ji suñuy baay na wax gi leer quoi parce que instant gi fu nu toll wax gi suñu jugulee li jënti dëkk bi suñu doom yi vont être des menteurs internationaux on va mettre au monde que des petits masare nañ def attention dëkk bi yëpp ñoo ngi ñu koy transformer ay masare duul kat rek booyu ndaw yi ñëpp di dem jàng ji ay histoire jàmbur yu ñuy nettali di wër fàtte neen seeni histoire ba ku la dàq nettali histoire u jàmbur xamul tous si boppam ku la ko dàq nettali fu mu jóge moom si boppam xamu ko on doit faire très attention
nit ñi nag nekk fii nii di expliquer di wax ah non ah daa kii nii langam c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde laa leen tegal de wax gi fen gi dina fi jóge fen gi dina fi jóge si nii baa si nee baa nu lu jënti ko Baay Faal mais duñ ko àndate kii nu ngeen ko bëgg a defee nii toog di duul ñooy jël mais man Sénégal fii la yem quoi fii la yem gars yi nee neen léegi dàq ji leen Macky Sall wax leen si Macky Sall te ngeen bàyyi sëriñ si te léegi saa yu Baay Faal yéen bu leen nu yeblu quoi bu leen nu yeblu Macky Sall ak sëriñ see toog ñoom ñoo toog ñoo bokk saa yoo dàq ji bay jàpp fekk leen fa nu toog di riisu suñu ñëwee gars yi ne non léegi nañ xoolee benn bët quoi non xool leen benn bët xool leen kii nii Macky bii rek mais kii ne bàyyi leen mu sedd tey ñoom nu bokk ñoom ñëpp nu bokk dàq ji leen Macky ñun dàq jiwunu kii Macky leen dàq ji mais ñoom ñu fa toog ñoom la ñuy lijjanti waale gars yi léegi ñëw ak seen i duul yu fees dell naan noo bëgg say rocci nu ngeen di duulee pour rocci ko si noonu la waa APR tamit manko di duul pour rocci si Macky donc looloo bloqué dëkk bi on est dans un mensonge toog kii di fen di rocci sëriñam kii di fen di rocci njiitam ñun tamit nu nekk si digg bi di jéem a xool na la ñuy def ba récupérer dara dooma raam yi toog ne du ngeen ko fi waxee da ngeen di duul dinañ ko fi wax pian dinañ ko fi wax ba mu neex fii leen koy waxee nag fii leen koy waxee gars yi mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire balaa caat ngay gis ay nit yu raté seen bi gars yu tiit gars yu baay yan baay ay paa yu dem ba dund ba jeex ngeen ragal ay paa aale ñaa ay xawma lan jaañ yéen ngeen dem ba tund ba toll nii vous avez peur vous partez vous cacher derrière le mensonge sur FM mais yéen a neex instant gi ngeen wala gën a dëggu yéen mag ñi ngeen wala gën a dëggu dooleel booy wax dëgg booy jiital booy am mais yéen mag yi yéenay buqat yu bon nii leen ko yàgg defee ak ñun gis ngeen chaque jour ma ne leen mag ñi ku leen topp ils vont bàyyi punkal yi nekk mag yi nii ku leen topp ils vont nous vendre gratuit nii leen ko yàgg dàppee du ñuy tollu seen ndaw du ñu xeex dara du ñu négocier dara ay collé dara la ñuy lijjanteeg ay baal ay affaire ko am ay affaire yu ñàkk fayda ay afro lañ doon lijjanti pat d'éléphant konkoolu si kaw nit ñi taxaw teg caayin xam nga duul après jamono Lakers si yegg si mayo in New York yu mag yi nu nekk fa New Yorkante léegi triple XL ba nu demee romb triple XL Sebago yegg si ñu fatt nit ñeeg Sebago balaa Motorola di dugg gars yi commencé xëcc antenne alizé rey nit ñi sona si yooyu leen doon dox ñoom taxaw référendum ay dévaluation romb na ba dem gars yi déggoo leen xeexunu xuloowunu kaasu ñoom amuñu woon sa xel ñun am au moins écho bi yegg si na gaa yaa ngi xalaat ba naan écho bi li leen ñuy defal gaa yaa ngi siy wax dëpp nañ suñu xel yi sax yóbbu nañ si dara mais ñun on voit les choses on se bat pour certaines choses mais yee suñu mag yi doomaraam yi ni ñoom ñoo fi nekkoon jamono d'évaluation ba ñuy dévaluer di romb seen kanam ils ont rien compris ils ont vu que du feu ils en ont vu que du feu pam moom la ñuy dund nii dévaluation ñëw affaire yëpp aju gaa yi gën a sonn dëkk bi gën a metti ñuy doxal ba tey doomaraam yooyu tey au lieu nu jug xeex au lieu nu jug wala ni ko ok ya mais non du ñuy transhumé du ñuy wut fu ñuy làqatu ñoom ñooy genre Pape Ali yeeg xam nga c'est la même génération ñoom ak ay jaañe ki nangam tiit leen def tiit suñu tiit rek làqatu fen leen mën duul par bay mag yu bukkat leen yor nu réew nu suñu maam yi nag nee naa la intervalle après suñu maam yi si diggante suñu baay yi ak sunu grand yi ak ñun c'était ça la génération de bukat la génération de con génération bu dof laa lay tegal nii ay vrai tapet ay nit ñoo xam ne ni que bàyyi ba si xoolal Senghor doonoo ne mu jël tànkam yi dox wal joojo Ndiaye ñëw du lu bees Sénégal Macky Sall waxi noppi Abdoulaye Abdou Diouf sax déggoo Abdoulaye Wade tous les gars affaire day tàng du ne bukk su seddee la ñuy ñëwaat ubbi seen bët yi comme nu ma leen ko waxee keroog kilifa diine yii nii di ngeen di wax nii na leen convoqué police soo leen koo si convoqué police balaa moo dem mu dajale taalibe yi koo si gars yi duñ dem sam ñun leen yëpp ñun population bi leen yëpp benn nii soo waxee ñuy am ay affaire lu ñuy expliquer di jéem a tuumaal wala di joxoñ wala di jéem a cokkaas te fekk ñoo gën a buqat ñëpp ñoo gën a tàppet ñëpp da ngay woo ku si gën a ndaw woo ko mu dajale tout la confrérie ba pare nag jiital leen nag nekk sa gannaaw du jiitu de sa gannaaw lay nekk ak yolos ki yoot
yootal di yëkkati bopp di yëndu gars yi ñooy nekk si kanam naa xool leen vidéo image yaa ngi fi waaw yo image yaa ngi fi image yaa ngi fi tout dernièrement woote nañ fi préfet woote na fi ki gars yi dem dajale soo waxee nu naan la ay non c'est-à-dire non bàyyi faal Sénégal ñu koy mat ba léegi ñoo ngi koy mat quoi ñu ko doon ba léegi ñoo ngi ko doon toog seen rukk suñu wooyee seen gàmmu day fees ba dee suñu wooyee seen i màggal day fees ba dee te kenn déggu leen si ay waxu jaay prek yàgg naa fay toog ba di cité benn Thierno Samassa nekkoon naa Sénégal yu yàgg mu nekk fa di woote yàggu maa dégg sa fa mais jour bu ma demee benn yoon si gàmmoom xool fu gàmmu bi nekk fu mu toll lu ma fa fekk say nit ba ma dellu si damaa ne mais non kii nan la def ba nit ñi kii xamuñu ko nekkoo déggoo leen ay publicité nit ñi du koy woote di ko dund di ko dox ñoo ngi toog seen ruq quoi kenn déggu leen si ay affaire de politique kenn déggu leen si ay affaire de wax kenn déggu leen si kii ñoo ngi toog di woote seen am nga yoonu fa yàlla di lijjanti seen i bagage mais gars yi daana ñoom dañuy woote fa yàlla léegi ñun suñuy dàq yi seytaane suñu demee ba fekk jàng seytaane yi gis gars yi toog si suuf léegi ñun ñu étonné yuuxu da boole si gars yi lijjanti ñëw gars yi ne non du ngeen ko fi waxee da ngeen a réew da ngeen ñàkk teggin da ngaa ñàkk teggin nag da kemet nga waa da ngaa attaqué man balaa maa dee rek dooma xaraam yi di ut échappatoire soo deewee rek da ngaa ñëw xeex si islam waaw gars yi door leen contre attaque woy kemet yi yéen bàyyi faal mel ni que kemet dafay mus a juge xeexkatu islam dafay mus a juge mais man ne après damay toog dama naa mais comme boog ñii danoo foog ne ni que gars yi ay dof leen quoi que on dort toujours du ñuy jug rek tiit ñoom ñooy nelaw ils racontent de la merde non mais loolu su fi comme islam lan moo ko fi andi islam ñooñu la fecc si woon di ba mu ñëwee fecc leen dafa ñëw fekk leen seen toogaay di defanteeg ñoom ba tey mu am ñu nangu am ñu bañ ñu nangu continuer di doxal ñu bañ nag ñoo ngi bañ ba tey am nag si bi ginnaaw ñu bañ ñu camouflé wu ñu nangu lu fekk nanguwunu danoo camouflé wax naa ko fi waati gars yi ñooy nelaw si biir ñun bañ ak ñu nangu daa am ñu nangu lu camouflé ñëw faire croire aux gens que ni que ils sont avec nous mais au fond ils sont pas avec nous ils gardent leur rituel ils gardent leur pratique athée ils gardent leur vision athée mais du ñuy ñëw comme loo ni que ok nous sommes avec parce que lu tax ils veulent une protection quand tu veux vivre longtemps regarde la majorité tu pars te cacher là-bas loolu la gars yi comprendre c'est loolu la ñuy jouer du ñuy nekk ferforme gis ne que ñu nangoo ëpp ñu nanguwul soo am minorité te ñu nangu danoo xaw a tàng chaine danoo xaw am na si ñoo xam mooy lool balaa caat balaa wax gee bëri na nangulu wante dëgg nen wante dëgg gars yi de non soo waxee nuy bëgg a dugg si bopp nit ñi kookool bàyyi faal fii kuy jaamu sa jaamu xoolal na nga ko def si te yàlla tax dem xool alquran lu la soo gëmee alquran nga gëm islam nga dem topp lu alquran su dee yow chrétien nga ay kii dama nga topp sa bible quoi yow booy xoolal xaw ma juif nga xaw ma lan jàppal si sa Torah bàyyi faal bouddhiste nga wala kii jàppal sa livre Bouddha quoi nga doxee ko yow lu nga gëm parce que dem nga ba gëm ba nga dugg si dem nga ba gëm ba nga nekk si mooy loolu quoi dem nga ba bëgg ko nekk si comme jàpp si soo demee ba doyatu la demal xool foo sentir sa bopp nga dem nga dugg si loolu mais doo fa dem ba pare dugg fa bëgg koo changer ñëw nag daal di ne ok man fii laa sentir nii mais su ma ñëwee nu ma neex laa koy doxalee wala su ma ñëwee man may andi samay loi teg nu mu koy doxalee du doxee noonu affaire yi du doxee noonu affaire yi du doxee noonu moo tax ma ne gars yi lu nu bëgg dafa yomb gars yi lu nu bëgg dafa yomb ñoo toog fii nii di wax di expliquer Baye Fall yonente gi ba muy wàcc si biir kaaba gi ba muy dugg si biir kaaba gi lan la fa fekkoon ay xërëm lan la dafa xërëm yi yàlla koy laaj léegi nag ay gàllaaj lan la téere yi ngeen di takk lan la téere yi su ngeen demee du defal leen ay fas defal leen ay kii xamoo la lan moo léegi téere yi lan la du ay xërëm en tout cas yéenay wax boobu ba léegi rek yéenay lijjanti nit ñi nekk fi bëgg fee expliquer une merde boo xam ne
kenn xamul lan la ah léegi nag tey yàlla lan la wax si julli jàpp fas yéene jàpp matal farata yi si jàpp xam nga fas yéene jàpp julli tamit nga ñëw tamit fas yéene julli matal tamit farata yu si nekk tamit julli ah mais léegi tëgg bi fan la jóge tëgg bi quoi ñun nag protestant yi day yem ñooñ di tëgg sabaree protestant yi yem gars yi sabar bi fu mu jëm kan la ñuy sabaral man damay laaj parce que gars yi dañuy wax ay wax yoo xam ne après aussi on se pose des questions dañuy ñëw tabala yeeg xaw ma ay tabala la xaw ma ay ndënd la xaw ma ay lal la ay xiin xaw ma ay xiin xaw ma ay njaaj xaw ma léegi kan la ñuy sabaral sabar yoo xam ne la majorité li ay deru bëy la li ay deru mbëtt yi ay deru nag ay deru mala la ay deru mala galañ yoo xam ne ni que ay bant ñi ay bantu Dakar yi ay bantu lii la ay léegi kan ngeen di tëggal ku ngeen di sabaral kuy fecc su leen newaatee encore affaire de bokkaay gars yi daanu sare dem jukkil leen nu ko fan la nekk si alquran yàlla nee neen suñu taxawee wal koo jaam wala nangam dañuy teg ay sabar di fecc wala ay sabar di tëgg les gars yi encore di leen fi meraat du gaat si yeneen gaam nous raconter une merde quoi parce que ñoom bëgg na nu dégg ñoom lu ñuy wax ok mais léegi expliquer leen nu fan la nekk seeni waxu bopp la ñuy génneel léegi foog toute la umma islamique dégg loolu si ñoom da ngay waar ñun on pose des questions gars yi di wax ni kii nii rek mooy lool c'est comme si ay gars yi di romb di naan non sama sëriñ moo gën sa ndey moo gën sa baay wala ay kii man na leen ok y a pas de problème léegi la moo la firnde ni que yow sa sëriñ moo gën sama ndey wala moo gën sa baay lan parce que su dee pour wax rek sa waxu bopp nga wax gars yi foog nga wax la wone lan man sama ndey liggéey na tabax sa sëriñ dafa toog ñaan nu may ko mu tabax sama baay dafa liggéey tabax mayaale ko moom mu tabax yow sa sëriñ dafa toog nu koy may muy tabax di lekk di dund di faju di kii léegi nan la gënee sama ndey gën sama baay man foog ko on m'explique nit ñi foog nu expliquer ma ñoom seen sëriñ yooyu noonu man ñoom comme que nangu ne mu gën seen ndey ak seen baay y a pas de problème mais nan fan si nan su dee julli dàq nu woo julli samay waajur dàq nu leen julli sama waajur yi ma xam moom man xanaa maa réer man maa réer may mbaam bi man maay mbaam bi du nu faatu waxtu te julli moom xam na nu ngi koy tegee loolu moom ñu leen ko xamal mën na leen ko seede man seen doom damaa tuuti pour seedeel leen ko mais xam naa ni ko duñ ko def musunoo faat man kay leen doon tëbali fu nekk ak samay baay faal loog tëb di dal lan la ma sëriñ bi mën a ëppalee sama ndey ak sama baay lan fan il y a même pas virgule sama ndey ak sama baay leen gën téeméeri junni yoon ñoom dañoo dundal seen bopp dundal seen njaboot ba pare di leen jox addiya di leen dundal ñoom parce que man bëgg naa nangu d'accord naa lu ngeen wax d'accord mais su ngeen waxee ba pare comme nu ma ko waxee rek il faut le mettre sur un point dangaa saaga nit ki da nga kaa xas wala da nga kaa waxal dara mu teg la sur le fait accompli il faut pouvoir le développer quoi man yu ngeen di wax nii ça m'importe peu mbaam bu bon laa amul problème mais instant gi ni ñoo ngi si yoonu waxtaanu defaru kay bu mu leen metti leen lan moo leen metti lu leen di cokkataan leen xamul maanaam ay mbaam leen ay affaire yooyu noonu garaawul mais léegi ñëw nañ tey ñoo ngi waxtaan di defaru wax leen waxu nit bu leen nu gën a mbaamee c'est ça le problème yéen da ngeen di ñëw di wax ak mbaam nee ngeen may mbaam bi mais yéen a ma gën a mbaamee yéen a yor ay jikko mbaam yéen a ñëw di démontrer comme ay mbaam vous êtes minable à la fin man mbaam bi sax au contraire man mii ngeen di wax di kii ngeen ma cag lu ngeen ma tam lépp y a pas de problème mais su ma ñëwee maa ngi au moins jéem a arranger di ut ay question di ko poser di teg mais yéen mii soi-disant ne yéen a baax yéen a gën seen kii nangam yéen a am ndey yu baax yi seen sëriñ a baax xool leen seen doxalin c'est comme ça qu'on va construire le pays comme ça qu'on va construire le pays vous êtes minables les gars
man vous êtes minable nee naa leen vous êtes minable c'est dommage mais lu wóor ba wóor mooy lii nii wax naa leen ko encore 1 millième de fois mooy on est blindé nous sommes blindés à un point boo xam ne que da ngeen di soog a dabe vous n'avez bien vu da ngeen a yegg si boo xam ne gars yi seen xol yi roode na ba pare gars yi ñam nen bu nekk gis nañ bu nekk gis nañ fi xeetu con bu nekk chaque jour ma wax leen ko gis nañ fi xeetu montage bu nekk gis nañ fi xeetu sos bu nekk gis nañ fi xeetu fen bu ne yéen gisoo leen dal gis nañ fi sax ay montage x nu gis nañ fi bu ne gars yi jël ay nit jël ndey ak bàyyi sa xolol kole bu ne gis nañ ko ah yii nii ngeen di def nii da ngeen arrivé foo xam ne gars yi dem nañ bay comprendre ba roode ba jël seen xol yi toj ko teg ko ne concentré wu nag si ay wax yu précis yu leer yoo xam ne ni que wax yu précis yu leer a koy mën a dindi mais pas ay affaires yi nii lii nii xanaa si départ bi la doon dox départ bi def nante nañ ko saaga neen merante neen créante neen ay faux profil daje neen si suuf créante neen groupe whatsapp kodonte si whatsapp bi saagante joxante rendez-vous waxante lu nekk def nañ ko ba léegi xol yi dem ba un moment ñun ñoo wiiruwaat ba ñëw dëjuwaat toog daal di ne ñun dañuy wëndeelu nii dañuy sonal suñu bopp noo dëjaat suñu bopp ñoo dëjaat suñu bopp ñoo toog yéen moo tax ma ne da ngeen a sonn da ngeen a sonn sama gaay nee naa leen ba sëñ Bass Abdou Khadre boobu ngeen di ñëw di défendre ak yenn activistes yi nii wër di ut fu nu làqatu xawma protection divine ngeen di wut xawma protection mouridisme ngeen di wut leen protection yàlla moo gën bàyyi leen fen bi génn exposé ay photo taf kii di expliquer di teg ay affaire di ut ay sympathie bàyyi leen fen bi léegi nag cette petite fofole là je vais la parler tey moom la petite Mariama Badji là tu sautilles trop Mariama Badji tu sautilles trop fu nekk dugg nga fa saaga wax say affaire di jaay ay kii di jéem a lijjanti di xool koy ruube ak koy jaxase ay bàyyil saaga sëriñ see kii ni nangam déggoo ma de fii kenn moomu fi kenn moomu fi kenn saagawuma benn sëriñ bu mat sëriñ su mag si sëriñ yu mag sëriñ saagawuma si kenn ku am ku ma si saaga na nga ko génnee ñëw teg waaye doomaraam yi nag marabu yooyu ak ces salopards al toppe yi nii bàyyi fa lu nu dégg maa ko wax yow sax soo paree mooñal bu rafet nga wax leen ko maa ko wax je gère loolu foog mu clair comme boog nag la petite Mariama Badji je ne sais pas xawal quoi là naanal ndox quoi je te suis de très près depuis très longtemps foo ma saaga gis naa ko foo dugg kii maa amul seen temps je vous réponds 1 à 1 wax leen luy dugg seen bopp yi avancé du mën ak yéen je ne suis pas votre copain wala votre camarade wala votre compagnon du mën ak yéen donc faut que vous mettez ça dans votre tête voilà léegi nag ñu daal di avancer comme nu ma ko waxee delluwaat nga si sa mënin soo paree nga déglu ma dafal say ñaan say abdi say waaw comme nu ma ko yàgg waxee rek man nee naa leen mooy loolu ku fi dugg saaga fi fam ko ñu doonoo toog di waxtaan di mayante xalaat di sottante xalaat di jéem a xool nan la nu mën a def yee suñu bopp nga ñëw fi di fi saaga lépp loo saaga jël nañ ko baal nañ la si xol bu sedd guy jël ko nag multiplier ko par l'infini def ko addiya nag sa yaayu wasila bu nga ñëw toog fii nii di wax rek di daal noonu saaga yu baax yu ngi fi def lépp moom la ñuy jël si xol bu sedd guy multiplier ko par l'infini dem jox ko addiya nag sa yaayu wasila sa yaay nag moom yow bu sa yaay bu la jur yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na ko fi yàlla jàpp te yàlla na ko yàlla may xolu muñ mu xam ni que ab cancrelin la jur ab cancrelin nag moom soo ko juree yaay gi moom yàlla na mën a jur loo xam ne ni que dina ñëw muur erreuru cancrelin bii quoi ak xam tamit am xolu muñ maa la may boobu Mariama Badji saa yoo toogee day koy méditer léegi nag nu daal di continuer sama gaay comme nu ma ko waxee rek fii moom ku fi dugg daa ne damaa saaga wala ay affaire kii damaa wax damaa bëgg rek live bi su paree nga jël parti yu ma saaga nga dagg ko
nga exposé ko ne Moussa Camara saaga na fii képp ku dee naa damaa saaga rek nga daal di dox ba dégg fi ay saaga su live bi jeexee mën nga kaa jël dagg ko fu ma ko saaga daal di légende si kaw les insultes de Moussa Camara parce que instant gi nee naa leen dëgg bi dafay saf di wëlis ba nga xam ni que dama leen koy dóor ngeen koy dégg ay saaga te pourtant saagawu ma leen lu may wax c'est du wolof pur terre à terre clair c'est que nag léegi mënatoo dem ba nga dëggoog sénégalais mënatoo terre à terre ak moom